salaamaaleykum mbokku téléspectateurs salaamaaleykum internautes yi ñiy seetaan à travers la TMS TV ni ñu leen ko waxee woon donc tey di samedi 23 octobre sëriñ bi war a reprendre activité am fii ci cabinet médical xam naa ne nag bu ñu duggee ci biir dinañ gis quand même mbooloo mu takku mi nga xam ne nii ñëwati nañ au rendez-vous tey di ko xaar pour les besoins des consultations mais aussi ñi war a jël si garab ak aussi accompagnateurs yi ma fas yéene ànd ak Ngoné Dia ci commentaire yi Ngoné defe naa ne oto sëriñ moom lañ seen na le mu yegg si. waaw macha allah doyen comme ni nga ko waxee rek mi ngi noonu gis nga comme rendez-vous bi ñu leen joxoon li nga xam ne moom mooy samedi ginnaaw bu ñu jógee ci li nga xam ne moom mooy mawlud sëriñ bi tey nag lay doog a reprendre comme ni ko doyen waxee mbooloo mu takku mi ngi ci biir macha allah fu nekk ci àdduna nit ñi dañ fay jógee di ñëw wàllum consultation wàllum faju ak ay nit ñi nga xam ne tamit dañoo ñëw pour jënd si li nga xam ne moom mooy produit mu lay mooy produit yi nga xam ne moom la sëriñ bi defar pour lan jàppale ci ñi nga xam ne moom mooy askan bi kon nag sëriñ yegsi na le roi mi ngi noonu waa bi daal di ànd ak ñi nga xam ne moom mooy garde rapproché yi ku ci mel ne Konaté daal di ànd ak ki nga xam ne moom mooy Diop Moulé gis ngeen ko noonu ci VDN 3 bi mu daal di yegsi ci li nga xam ne moom mooy clinique bi ndax àdduna wërngal këpp ñoo ko jox bopp fu nekk nit ci àdduna bi di ko wut si ndax raama gi nga xam ne moom la yàlla def ci moom moo tax ci saa su ne ni lay demee clinique bi day fees dellu doyen fu nekk la nit di jóge di ñëw ndax li nga xam ne moom la yàlla def ci moom ci xam-xamam ci baatinam li yàlla joxoon yonent yàlla Souleymane dafa dellusiwaat jox ko lu ko raw kon nag mi ngi noonu le roi médecine traditionnelle du monde yegsi na ci li nga xam ne moom mooy clinique bi doyen kon mi ngi noonu sëriñ bi yegsi na mi ngi noonu ki nga xam ne moom mooy Diop Moulé ak ki nga xam ne moom mooy Konaté tey nag ñoo ko accompagné xamaguñu nag ku nekk ci volant bi ndax yaat ma moom macha allah gis ngeen mariage am bi muy préparé le 23 defe naa le 24 ak le 25 xam naa ne moom dem na Mauritanie di jiitu ji ñi nga xam ne ñoom ñooy waa TMS TV gis ngeen ko noonu xaw ma guma nag kan moo nekk ci volant bi waaye nag mi ngi noonu di nekk ci VDN 3 bi noonu di tourné di ñëw mbooloo mu takk nekk ci biir kër gi di ko xaar. dafa mel ne suñu chauffeur bi la de Moustapha ah daa mel ne Moustapha chauffeur u TMS tey moo indi moo nekk ci volant bi tey moo indi sëriñ bi waaye nag mbooloo mu takku mi ngi koy xaar ci biir comme ni ñu koy defee ci saa su ne sëriñ xale sëriñ physique sëriñ doole macha allah ki yàlla jox loo xam ne yaakaar naa la jox ko kenn ci wàllum faj mu def ay kiiraama di jàkkaarloog jinne di jinne toll ak melu kaanam ak seen dayoo di dugg pénétré wu ci yaramu doomu aadama yàlla jox ko moom xam-xam bi ak baatin bi ba mun leen a génnee mën leen a maîtriser ci saa su ne lu mu wax jinne yu def ko lu mu leen teree ñu bàyyi ko macha allah kon nag dama naan ko mooy yonent yàlla Souleymane de retour ndax li yàlla joxoon yonent yàlla Souleymane deesuwaat na jox ko lu ko raw muy nekk ak ay jinne di ànd ak ay jinne di wax jinne di def di leen tere ñuy bàyyi kon nag mi ngi noonu sëriñ baa ngi noonu di tourner toujours daal si ànd ak ki nga xam ne moom mooy Konaté ak ki nga xam ne kon nag doyen di tourner. Voilà Ngoné merci donc. Pour cette introduction. Merci en tout cas à ceux-là qui nous suivent sur la TMS TV. Comme vous l'avez si bien rappelé, le marabout avait promis de reprendre ce samedi 23 octobre 2021 après quelques jours de pause pour des raisons liées en tout cas à la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Gammo qui a été fêté le lundi dernier, c'est vrai que le marabout aussi, lui, il avait passé tout son temps à prier parce qu'on sait quand même la dimension spirituelle du marabout, mais aussi le degré, en tout cas, d'attachement qu'il accorde, en tout cas, au prophète Mohammed, salut et paix sur lui. Parce qu'à chaque fois que lui, il parle, alors il fait allusion au prophète. Et voilà pourquoi il avait pris quelques jours de repos lui aussi pour célébrer le mawlud. À sa manière, il l'a bien célébré en prenant ces quelques jours. Aujourd'hui, donc, c'est effectivement la reprise ici au niveau du cabinet médical. Alors avec bien sûr sous la surveillance de sa garde rapprochée Konaté, mais aussi de Diop Moulé. Alors comme vous l'avez aperçu, bon Yatma il est absent pour les besoins en tout cas des préparatifs de son prochain mariage, mais en lieu et place c'est le jeune Moustapha, le chauffeur de la TMS TV, alors qui est au volant pour amener le marabout ici à son cabinet médical pour les besoins des consultations. C'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, rappelé Ngoné, il avait pris quelques jours de repos. Alors c'est vrai qu'on a parlé de repos, mais c'était plutôt quelques jours de prière à l'occasion en tout cas de la célébration du Mawlud, parce que lui,
quand même, il a un grand attachement au prophète Mohammed. Alors c'est pourquoi lui, il a célébré le Mawlud à sa manière. Alors voilà donc aujourd'hui, le samedi 23 octobre 2021, Ngoné, l'arrivée du marabout, mais aussi l'attente des patients, des accompagnateurs. C'est de grands moments que nous allons vivre tout à l'heure, Ngoné Dia. waaw macha allah comme doyen ni nga ko waxee mi ngi noonu sëriñ baa ngi noonu yegsi na le roi médecine traditionnelle du monde mi ngi noonu yegsi na ci li nga xam ne moom mooy clinique bi ginnaaw bi ñu jógee ci mawlud bi yéen tamit ngeen dem fee ci Kaolack def fa liggéey bu am solo kon nag mi ngi noonu sëriñ baa ngi noonu yegsi na tey nag dafa ànd ak ki nga xam ne moom mooy chauffeuru TMS ginnaaw yaat ma tey en tant que chef sécurité nekku fi ndax tamit li nga xam ne mooy préparé mariage am kon mi ngi noonu sëriñ baa ngi noonu doo ko yegg si macha allah daal di sañ seeti daal di def mauve aubergine am bu baax près du corps ñaari baat yu mucc ayib mi ngi noonu ni ñu koy waxee ci saa su ne sëriñ xale sëriñ physique sëriñ doole sëriñ sañse sëriñ xam-xam sëriñ baatin mi ngi noonu toujours le chapeau en tigre les chaussures en tigre waaye nag àdduna wërngal këpp tey nag kër gi nag tey du yomb doyen comme ni ñu koy waxee ci saa su ne ndax jinne yi yaa ngi nii fu nekk la ñuy jógee tey ci àdduna bi di ñëw ndax xam-xam ak baatin bi nga xam ne yàlla suñu borom moo ko def ci moom macha allah jinne yi di ko xool di daanu jinne yi di ko gis di vibrer macha allah kon nag yàlla moo ko may mi ngi noonu le mara bien préparé daal di sponsorisé ak Allah il est protégé par Allah mi ngi noonu bokk cenn mu la saw ku la dooleel mu ne yàllaa ma dooleel yàllaa ma baddil macha allah mi ngi noonu mu nekk beneen style ci marabu yi sëriñ bi nga xam ne buy faj day sañse di def ay jasneeram yu baax macha allah di xeeñ ay parfum de classe bu baax kon nag mi ngi noonu ki ñu doon xaar yegsi na ba tax na àdduna wërngal ko fu nekk la ñuy jóge kon nag jóg leen seen taxaw macha allah ñu daal di nuyu sëriñ bi daal di koy sargal daal di koy tatagal ci saa su ne kon nag mi ngi noonu tey nag yaakaar naa ne jinne yi namoon nañ ko waaye nag tubaarikàlla macha allah ak kenn mu la saw lu waaye di jaay dina lamb jóg leen ngeen taxaw ñu màggal ki nga xam ne mooy Thierno Moule Sow jóg leen ñu taxaw ñu nuyu ki nga xam ne mooy l'empereur jóg leen ñu taxaw ngeen jege si macha allah ñu nuyu ki nga xam ne mooy le roi médecine traditionnelle du monde ki yàlla dénk kun fa yakunu jinne jàmbaaru l'islam a ngi noonu di ñëw les frères rouges le khalife général des Moule ki nga xam ne moom la yàlla dénk soorlu jinne mooy kan Thierno Moule Sow kun fa yakun waaye tàcc Thierno Moule Sow kun fa yakun le roi médecine traditionnelle du monde oh jàmbaaru l'islam a ngi noonu jege si leen macha allah gis nañu entrée bi jege si leen ñu màggal suñu waa ji jege si leen ñu tatagal suñu waa ji macha allah teel leen ko ki nga xam ne moom mooy doom ji macha allah ngeen ndaw si sëñ bi dafa yegg si muy aalu dafa possédé macha allah kon tey yaakaar naa ne kër gi tey du yomb waa jaa ngi doon di ñëw jàmbaaru lislaam a ngi noonu di ñëw ki yàlla dénk kun fa yakunu jinne mi ngi noonu di ñëw kooku mooy kan Thierno Moule Sow kooku mooy kan l'attaquant des djinns jàmbaar jaa ngi noonu ki nga xam ne yaa daaneel premier ambassade Iblis ki moo daaneel première macha allah yaay borom baatu baatin bi yaay borom laaxu Muhammad bi ba tax na adduna wërngal këpp jinne yi bu ñu déggee baatam dañuy daanu baatam dañuy wàcc jinne sayatini jinne yi nga xam ne sax ay jullit lañu ay naafiq lañu kon nag lii du la fi guleet gis ngeen ndaw si nga xam ne dafa possédé dafa gis Alaaji Thierno Moule Sow te dara jógagul ci suñuy produit macha allah mi ngi noonu di raam di ko ut si waaye tàccu leen lii waay jinne baa ngi raam di ut si ki nga xam ne moom mooy Alaaji Thierno Moule Sow ah xanaa jinne bii xeexul borom baatu baatin baa ngi noonu borom bëtu allahu Muhammad baa ngi noonu dama ne la jinne yi bañalal suñu maam Adama tey sëtu Iblis yi ñu ngi koy nagul ki nga xam ne mooy sëtu Adama waaye tàccu leen les farouches ci les mauvais esprits Thierno Moule Sow kun fa yakun Thierno Moule Sow kun fa yakun yàllaa ko préparé yàllaa ko waajal les frères rouges borom bëtu allahu Muhammad bi jinne baa ngi sukku ci ay tànku Alaaji Thierno Moule Sow di ko sukkal mi ngi koy raamal ndaw si nga xam ne dafa possédé gis ngeen bi ngi noonu ci Alaaji tànk Alaaji Thierno Moule Sow di ko raamal waaye courant du pile waay tubaab du moroomu naar oh bu ko yebee xonkaay baa tax dama ne jàmbaar jaa ngi nii ki yàlla dénk kun fa yakunu jinne ngi noonu lii dafa leer
lii la Iblis bañaloon suñu maam Adama kon tey mi ngi koy nagul ki nga xam ne mooy sëtu Adama mi ngi noonu Thierno Moule Sow les frères rouges jàmbaaru l'islam a ngi noonu le mara bien préparé sponsorisé par Allah protégé par Allah il marche par Allah il travaille par Allah mi ngi noonu ki nga xam ne macha allah dafa doon maamam ci ay jinne waaye tàccu leen lii waay ki nga xam ne moo daanu maamam ci ay jinne moo Kayta ci ay jinne ki nga xam ne moo doon ci ki nga xam ne Koli Tengala ak Yoro Tengala ci ay jinne kon nag tey nag kër gi dina sens kër gi dina metti gis nga jinne bi fi mu su joot ba tey nangu faa jóge kon nag jaaraama jàmbaaru l'islam waaye tàccu leen Thierno Moule Sow kun fa yakun les frères rouges qui détectent les mauvais esprits ndax jinne yi defee ci saa su ne buñ ko gisee di daanu buñ ko gisee di bërëngu lii nag mayu yàlla la li may wax ci saa su ne yàlla bu mayee da ngay nangu yàlla bu tracé bul effacé bu tracé waatee nga effacé bu yàggee dara effacé tracé il est accompagné par Allah il est sponsorisé par Allah Sali Sow mooy maamam Kuli Tengala mooy maamam Yoro Tengala mooy maamam te ku ne Sali Sow moo réeral ànd ak jinne yi moo tax Thierno boo bëggee jinne yi dañuy ñëw soo bëggul jinne yi dañuy ñëw par la force doole segg Soundiata Keita di sa maam nga dund di def say kiraama nga dund di def say kiraama kooku mooy Thierno Moule Sow gis ngeen ndaw si mi ngi vibré mënatul téye boppam te macha allah ci suba ba tey ñi ngi nekk à l'aise kon nag jaaraama Thierno Moule Sow jinne mënu koo maîtriser ndax leeram gi dégagé ci moom ay bëtam yu ñu bind Allahu Muhammad mi ngi noonu macha allah muy jàmbaaru l'islam ni ñu koy waxee ci saa su ne njoolul gàttul dafa diggu doom taayu Seydina Muhammad la yor ndax Seydina Muhammad sama waa ji kenn mënut a mel na moom waaye nag mi ngi jéem ba fépp foo xam ne tegoon na fa tànkam bu teggee mu teg ko fa kon nag jàmbaaru l'islam ki mooy xeexal l'islam mooy fekk jinne yu pénétré wu ci yaramu doomu aadama mu rocci leen duma leen daan leen dugal leen ci diine l'islam gis ngeen jinne yi mënuñu ko maîtriser jinne yi ñi nga xam ne dañoo possédé ay mauvais esprit mënuñu dékku ki nga xam ne mooy Alaaji Thierno Moule Sow kon nag jaaraama Thierno Moule Sow jaaraama borom kun fa yakun jaaraama les frères rouges qui détectent les mauvais esprits kon nag jàmbaaru l'islam a ngi noonu Thierno Moule Sow yegsi na mi ngi détecté ci bëtam yu tedd yi di xool ñi nga xam ne ñoom possédé ay mauvais esprit kon nag mi ngi noonu gis ngeen ko mu jàkkaarloog ndaw si sor vert blanc bi di ko xool ci bëtam yu tedd yi di ko jàng ci bëtam yu tedd yooyu nii lay demee ci saa su ne jinne dañ koy xool di daanu séyaatine yi dañ koy xool di vibrer moo ngi noonu gis ngeen ndaw si sol masque bi moom it mi ngi koy détecté ci li nga xam ne moom mooy bëtam yu tedd yi nga xam ne Allahu lañ ci bind ndaw see ngi commencé bët yi mel na lu teg ndox tey Thierno Moule Sow kun fa yakun waaye tàcculee les frères rouges jàmbaaru l'islam te dara jógagul suñuy produit du volcan du vite fait du t-shirt du bague magique du dara du fausse blindé Thierno Moule Sow en personne ak li yàlla def ci moom kon nag jaaraama jàmbaaru l'islam doyen waaw ci entrée bu am solo bi waaw ngoone dugg si bi amatina solo bu baax ndax sëriñ bi tey la reprendre màggal nag guddi sangu-sang yi nga xam ne mooy soppeem màggal sangu-sang yi nga xam ne mooy référence am muy kan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne sëriñ bi lu mu wax yonent bi lay jiital ànd ak yàlla suñu borom bi nga xam ne tey moo ko yónni tey ci kaw suuf muy dox mission bi nga xam ne mu ngi koy matale waaye ngoone sëriñ bi daal ñi nga xam ne dafa yónnoon Kaolack ci gàmmu gi. waaw waa Kaolack ndangaan kontaan nañ ci moom. waa Kaolack dafay def ay miracle dafa jaar ruq fa ba mu nooy. dafa lu rëy wallahi azim ñi di daanoo ci kër yi ñu leen indi ci stade bi. dafa consultation gratuite. ñi ngi sant waa Kaolack bu baax. ki nga xam ne moom mooy taalibeem di xaritam di Cheikh Baye nekk foofu gis nañ bu baax nu mu leen dalalee. kon nag jaaraama Thierno Moule Sow jàmbaaru l'islam kon nag doyen kon Kaolack yaakaar naa ne métti woon na yàgg na. waaw gis nga ko de ngoone. mi ngi noonu. gannaaw bañ demee ci màggal gi. waaw mu am fa ndam bu rëy. ñu yow Kaolack mu amati fa ndam bu rëy. dem nañ keroog Fuuta mu amati fa ndam bu rëy. kon nag Alaaji Thierno Moule Sow daal. waaw nañ xam ne mission bi nga xam ne suñu borom bi moo ko jox pour muy xettali doomu aadama yi. defe naa ne ngoone mission boobu mu koy matal bu baax a baax a baax. 313 yanant ku ci nekk mu joxoon la mission kon nag mission boobu dafa dellusiwaat jox ko ku mel ne Thierno Moule Sow ndax lii c'est la première fois si histoire du monde ku gis nit kuy taxaw di waxanteeg jinne gis ngeen noonu fii nga xam ne moom la caméraman bi taxaw di insister parce que dafay xool di détecter li nga xam ne mooy bëtam yu tedd yi képp
koo xam ne dafa possédé mauvais esprit bu ko xoolee da koy xam macha allah kon nag kooku mooy Thierno Moule Sow kun fa yakun li mu koy waxee ci saa su ne macha allah ndax léppam yàlla la léppam yonantu la mi ngi noonu mooy le mara bien préparé sponsorisé par Allah gis ngeen ko noonu muy tourné di xoolaat di détecté ñi nga xam ne ñoom ñooy mauvais esprit kon nag jaaraama Thierno Moule Sow ndax la ca maam sa ta koy jël ndax kan mooy maamam Sali Sow moo leeral juróom-ñaari ànd jinne yi kan mooy maamam Sunjata Kayta kan mooy maamam Segolon tubaarikàlla macha allah waajaa ngi noonu les frères rouges ngi noonu waaye tàccu leen ma jàmbaaru l'islam moo ngi noonu ki yàlla dénk kun fa yakunu jinne yëngal leen tey ku yëngal dem vaar nee naa leen xalif général dafa na mu songoo dafa na mu roofoo macha allah jinne bu ñëw sa guddi jàmm rek lay laaj da ngay wàcc nga sujjoot normalement daal di wàccee sa bopp normalement macha allah daal di jébbalu normalement ñu mën a jàll normalement waaye jinne bu fi yëngal wala jinne bu fi toog di jaay vulgarité wala jinne bu toog naa da ngay dëbb ba mokk wala affronté oh sama waa ji da lay ruq ba mu nooy dox sa kaw yóbbu la vaar dox sa mémoire ni mu def première ambassade noonu la lay def deuxième ambassade noonu la lay def troisième maam Ndumbur Yaata jinne bi mag bi nga xam ne moo nekk convoquant macha allah gis ngeen ni ko xale première ambassade deuxième troisième ni lay demee ci saa su ne ak les frères rouges doyen ni ma koy wax ci saa su ne jinne bu yëngal dem vaar na xam-xam baa ngi fi baatin baa ngi fi macha allah ni ma koy wax ci saa su ne du tàyyi ci roofoo di tàyyi ci songoo macha allah ndax dafay wan maay seen buur maa leen dëpp doole dama leen song humilier leen yóbbu leen vaar ci saa su ne noonu kooku mooy Thierno Moule Sow les frères rouges qui détecte les mauvais esprits mi ngi noonu daal di yegg si li nga xam ne moom mooy clinique bi gis nañ ci suuf doyen macha allah maaleykum salaam sëriñ bi gis nañ entrée bi ci suuf wàcc na de jinne moom tey seen kuddu jàmm la ràcc dañuy wàcc nànk di raam nànk rek ndax buñ fi indee jàmm dañ fi fekk jàmm waaye buñ fi ñëwee nag ne dañoo poobaru macha allah dañuy gis tey ku leen ruq ba mu nooy kon nag jaaraamaa jàmbaaru l'islam mi ngi noonu ci li nga xam ne moom mooy cabinet bi kon doyen mi ngi noonu. Voilà, merci donc Ngoné pour cette entrée, cette arrivée, en tout cas bien commentée, cette entrée vraiment qui fait le bonheur de tous ces patients, ces accompagnateurs, mais aussi ces talibés qui ont fait le déplacement pour venir rencontrer le marabout. Je le disais tout à l'heure, c'est vrai. Alors il avait annoncé, en tout cas dans les réseaux sociaux, particulièrement dans les chaînes YouTube, particulièrement aussi à TMS TV, que lui, il va reprendre ce samedi 23 octobre 2021. Effectivement, il a tenu promesse. Il est là pour satisfaire, en tout cas, à la demande de ces nombreux patients qui ont fait le déplacement, qui viennent du Sénégal, d'Afrique, en tout cas partout à travers le monde, pour venir rencontrer le marabout dans l'espoir quand même de trouver une solution à leurs difficultés de santé. Alors lui, il est un missionnaire et cette mission, il est en train de le remplir honorablement. Donc sëriñ bi nit ñi vraiment gis nga leen maanaam bi nga yegsee la daan am rek moo amati du dëgg ba nga ko waxee nag nit ñi tamit vraiment ñu jàpp ko tey nga dëggal ko maanaam tey laay reprendre tey muy bésu samedi 23 ndax nag ñëpp xam nañ fi nga teg sang yi ñëpp xam nañ ni nga ko bëggee na nga ko fonkee parce que moom nga jël comme sa royukaay moo tax quand même fan yi nga jëloon ay fan yoo xam ne nii yow itam da ngay toog sa kër daal di toog maanaam jàng say alxuraan maanaam màggal guddi gi màggal ki nga xam ne moom lañ jagleel guddi gi moo tax tey nga ne woon tey yi laay reprendre tey ñëw nag daal di delluwaat nag ci waar wi defe naa ne patients yi namoon nañ la àddina bi namoon nañ la waaye nag liggéey moom mosoo ci jóg parce que boo nekkee ci clinique bi yaa ngi liggéey Ngoné soo nekkee ci kër ga yaa ngi liggéey defe naa ne oto bi sax boo ci toogee yaa ngi liggéey donc yow missionnaire nga te mission boobu yaa ngi koy matal sëriñ bi ñu ngi lay dalal bu baax a baax ci TMS TV ak vraiment ak bés bu màgg bi guddi gu màgg gi nga xam ne ci lañ génnee muy gàmmu gi ñu doon célébré yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf macha allah. alhamdulillahi rabbil alamin a'uuzu billahi mina shaytaani rajim wala xawla wala quwwata illa billahi azim gannaaw ba ñu sante yàlla ñoo ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu mbokku jullit yi di nuyu mbokku taalibe yëpp di nuyu waa TMS TV yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo ngi kontaan bu baax a baax macha allah ci weeru yonente bi suñu sang Muhammad Rasul Nabi macha allah. xam ngeen ne weer bi macha allah weer la bi nga xamante ne bi ñu fonk la bi ñu respecté la macha allah mooy gàmmu gi macha allah comme ni nga ko waxee jàng nañ ay alquran macha allah def nañ salaatu alal nabi salaatul fatiha macha allah ñaan nañ ci yàlla
ñaanal yonente bi sallallahu alayhi wasallam julli ci moom vraiment ñaanal adduna bi yëpp ñaanal Sénégal ñaanal taalibe yi ñaanal aussi waa TMS TV yëpp di ñaanal équipe bi yëpp di la nuyu doyen di nuyu Soxna Ngone Dia di nuyu Alseni Silla Mole di nuyu Youssouf di nuyu Diop Moule macha allah di nuyu champion Konaté di nuyu Yatma aussi macha allah ñoo ngi nuyu ñëpp équipe bi yëpp vraiment bu ñu limee dañuy juum di kontaan bu baax di nuyu Ajaratu Mariama Camara macha allah di nuyu madame Sow la reine Prince Moule ak Soxna Ummi vraiment ñoo ngi kontaan bu baax a baax dellu siwaat nañ tey ci liggéey bi reprendre nañ tey macha allah le 3 macha allah le 23 macha allah delluwaat nañ tey le 23 vraiment octobre macha allah kon nag vraiment ñoo ngi kontaan bu baax a baax gis ngeen dugg si bi am na solo gis ngeen ci suuf yëngu na gis nga waxuma dara sax damaa ñëw rek kër gi rajaxoo waaw kër gi rajaxoo nag ñoo ngi sant suñu borom nag lépp yàlla la ak yonente bi la man suñu borom mooy lépp yàlla moo ma jox li ma jox mooy xam-xam bi moo ma jox baatin bi moo ma jox surlu jinne yi jox ma kun fayakunu kon nag dama koy delluwaat suñu borom sant yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga xamante ne mooy sama lépp macha allah kon nag doyen vraiment kontaan nañ ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm di ñaanal Yatma aussi Yatma di ko ñaanal fu mu ne di ñaanal famille am wax na ma sànq egg na si jàmm macha allah maa ngi koy nuyu bu baax fa mu nekk foofu ci Mourtane macha allah ci Rosso Béthio ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu waajuram papam di nuyu aussi njaboot gi ak famille bi équipe bi aussi ñëpp kontaan ne ñoo ngi lay nuyu Yatma macha allah ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente macha allah di waajal di préparer macha allah bisam bi ñoo ngi koy waajal bu baax a baax vraiment macha allah ak équipe bi kon nag kontaan nañ su ko defee ñu bàyyi gars yi dugg si incha allah ñu mën a tàmbali liggéey bi ci kattan suñu borom yàlla na yàlla def jàmm yàlla na yàlla sàmm aar ci barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm ak xéewal macha allah. voilà kon nag mbokk yi kàddu yooyu la sëriñ bi yëkkati ginnaaw bi mu yegsee ci clinique bi ñëw nam daan ñëwee maanaam ñu fekk fi patient yi ñu namm ko lool accompagnateurs yi ñu namm ko lool Ngone Dia commenté leen vraiment dugg si sëriñ bi comme ni ma amee habitude ko def sëriñ bi yëkkati ay kàddu daal di delloowaat sant borom bi nga xam ne ni moom moo ko sàkk gannaaw ba mu ko sàkkee maanaam jox ko mission mu santaat tamit ki nga xam moom mooy sangu-sangu yi nga xam moom mooy référence am mooy léppam vraiment mu delloo ko njukkal ci guddi gi nga xam ne ni ak ci weer wi nga xam ne ni moom lañ ko jagleel donc kàddu yooyu moom la sëriñ bi yëkkati ñu taataan ko ci moom mbokk TMS TV ñu ngi leen jox rendez-vous léegi ci yeneen consultation ak yeneen révélation en direct dans le cabinet médical de Thierno Moulé Sow à tout à l'heure. Allah gis ngeen ginnaaw bi sëriñ bi yéegee ba daal di dugg ci li nga xam ne moom mooy clinique bi gis ngeen li nga xam ne moom mooy patients yi tamit ñoom ñoo nekk noonu di yéeg ni ma koy waxee ci saa su nekk fu nekk la ñuy jógee ci àdduna bi di ñëw gis ngeen noonu Khadija Rasoul mi ngi noonu jógee ba France nekk bokku Daarulaay bu international mi ngi noonu Khady Gaye ngi noonu macha allah gis ngeen ko ak beneen ndaw si nga xam ne tamit moom it tata Adama mi ngi jógee foofu ci Daarulaay international nii lay demee ci saa su ne fu nekk la ñuy jógee ci àdduna bi di ñëw ndax Alaaji Thierno Moulé Sow xam-xam bi yàlla def ci moom kiraama gi yàlla def ci moom ba tax na àdduna wërngal këpp ñëpp ko jox bopp ndax li yàlla def ci moom waaye gis nga lu mu metti metti duñu fàtte li nga xam ne moom mooy mesure de barrière bi gis ngeen ki nga xam ne moom mooy Konaté daal di jël li nga xam ne mooy gel hydroalcoolique yi macha allah pour nit ñi da désinfecter li nga xam ne moom mooy seen loxo kon nag même pandémie bi ngi wàcc waaye duñ ko fàtte ci saa su ne kon nag du ñu bàyyeeku kon macha allah taux bi mi ngi wàcc waaye ba tey nag ñu ngi ciy bàyyi suñu xel gis ngeen di visiter li nga xam ne moom mooy saag yi ni ma leen koy wax ci saa su ne dañuy visiter saag yi daal di koy xool bu baax a baax ndax parce que ñi nga xam ne dañu possédé à tout moment bu leen jinne yi di daaneel da ngeen di gis ne dañuy yor lu mel ne arme wala dara mën nañ ci gaañ seen bopp moo tax bu ñu ñëwee dañuy veiller ci li nga xam ne moom mooy sécurité nit ñi muy wàllum saag ak lépp arme lépp loo mënta yor boo ñëwee am na appareil bi ñuy yor moo xam ne moom lañ koy détecté xool ndax yoroo arme wala dara lu koy gaañ tamit dañuy jël saag yi tegee ko de côté mi ngi noonu àdduna wërngal këpp ñoo ko jox bopp ndax li nga xam ne moom la yàlla def ci moom li yàlla joxoon yonent yàlla Souleymane dañ fi dafa deesuwaat jox ko lu ko raw gis nga nit ñi fu nekk la ñuy jógee di ñëw ñi tamit produit bi moo leen intéressé mooy produit Moulé yi ñi nga xam ne tamit dañoo possédé wala ñi nga xam ne dañoo umul seen loxo yi lu ñu téye mu bënn ñoom dañuy ñëw di jël si li nga xam ne mooy volcan joni bi waaye nag dañuy ñëw di jël si li nga xam ne moom mooy photo Alaaji Thierno Moulé ak li nga xam ne moom mooy porte-clés yi ak li nga xam ne tamit mooy vite fait bi ñuy sangoo bi ñuy naan tamit gis nañu li nga xam ne moom lay def ci yaramu nit ñi li ñuy naan lépp loo xam ne lekk bu bon boo ko lekkee lépp boo xam ne dangaa laal loo xam ne waroo ko laal lekk loo xam ne waroo ko lekk yaakaar naa boo ko jëlee da koy dindi ba mu set gis ngeen ndaw si tamit macha allah bi sëriñ bi di yéeg xaw naa yëngatu bu baax comme ñi nga xam ne dañoo possédé bu ñu jàkkaarloog Alaaji Thierno Moulé rek dafa am lu ñuy yëg ci seen yaram ci saa su ne waaye di fàttali que ni nga xam ne moom mooy askan bi Alaaji Thierno Moulé Sow du jinne
kase ak rab ak maanaam ñi nga xam ne dañoo possédé ay dëmm lay faj waaye day faj nag lu baree bari ñi nga xam ne dañoo bëgg a tukki ñi nga xam ne tamit macha allah dañuy am ay jafe-jafe bu ñu juddoo ba tey am ay problème yoo xam ne seen dara du sotti ñi am problème mu jëkkër problème mu jabar bëgg a tukki ak yenn feebar yi nga xam ne moo fi nekk di sonal adduna bi adduna wërngal këpp fu ne la ñuy dem di ko fajoo loolu yëpp soo ñëwee daal di dagg li nga xam ne moom mooy ticket daal di def consultation jàkkaarloo ak Alaaji Thierno Moule Sow dina leer kon nag mi ngi noonu askan bi yëpp dañ koo jox bopp ndax li nga xam ne moom la yàlla def gis ngeen kii moom la dëmm yi bëggoon a ceebu jën gis ngeen kon mooy waa ji yi nga xam ne moo jóge woon Italie ay dëmm daal di koy topp yi nga xam ne ne ay famille lañu gis nañ keroog li mu jëflanteeg Alaaji Thierno Moule mu jàpp ci moom ay dëmm yi nga xam ne macha allah dañ ko toppoon sonal ko yàqal ko addunaam fu mu toog di dóor boppam kon nag jaaraama Thierno Moule Sow jaaraama les frères rouges qui détectent les mauvais esprits ni lay demee ci saa su ne sur la TMS TV télé bi nga xam ne moo leeral lépp lu nu bëggoon daal di làmboog njëriñ kon nag mi ngi noonu patient yaa ngi doon di toog fu nekk la ñuy jógee ci àdduna bi di ñëw mooy li may wax du ñëpp nag la jinne jàpp ñi dañuy ñëw consultation ñi ñëw jënd produit ñi daal di ñëw pour seen i soxla bopp fu nekk la waaye di jóge di ñëw ndax li nga xam ne moom la xam-xam bi yàlla def ci moom kon nag mi ngi noonu jaaraama Thierno Moule Sow gis ngeen tey retour bi nu mu demee am na jinne yi daanu ndaw si nga xam ne dafa yor doomam daf ko gis ñëw sujoodal ko daal di daanu ñëw wàcc te noonu nag la Iblis bañaloon suñu maam Adama kon nag ñu ngi dellusiwaat di ko defal ki nga xam ne moom mooy sëtu Adama mooy Thierno Moule Sow macha allah kon nag di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yal na yàlla yokku xam-xam bi ci saa su ne kon nag nii lay demee sur la TMS TV ma daal di ànd ak Youssou sama doom jaa ngi noonu ndandar bi da koy zoom ba mu baax ni ma koy waxee ci saa su ne ci daalu sëriñ bi lay commencé ba ci kaw kon nag jaaraama Youssou macha allah waaye jaaraama Thierno Moule Sow moom ñuy jox ay xarala yu mucc ay bañ mën a jàkkaarloo mbokku téléspectateurs yi kon nag teg leen foofu seen loxo ñu ñëwaat ci grand reportage ànd ceeg Moustapha Fall ñu daal di dellusiwaat ci consultation yi ànd ceeg le roi médecine traditionnelle du monde kon nag jaaraama l'empereur